quelques heures ou bien quelques jours alimente la place publique. Parlant d'enlèvement, finalement, informer la police nationale a déployé ses moyens et au bout de 3 heures de temps, nous avons pu géolocaliser la fille à Yoff, ce qui a amené les services de la sûreté urbaine à s'y rendre et à la récupérer. Après audition, il s'est avéré que cette fille, contrairement aux allégations, n'a pas du tout été enlevée. Elle était dans une auberge de la place avec son amant répondant au nom de lui. Nous avons ouvert une enquête et vraiment tous les éléments nécessaires pour l'information propre de la population. Apparemment, extérieurement, elle se porte très bien, elle ne présente aucune clinique pouvant attester qu'elle est malade. Non, pour le moment, physiquement, elle se porte très bien. 19e numéro de votre émission étude et analyse di amee fii ci on en parle ak Gandiol TV ni leen koy defalee talaata bu nekk di leen jaajëfal aussi ci topp bi tey nag ñu waxtaan ci mbir yi nga xamante ni moo di doomi Mame Mactar Gueye yi nga xam ne dafa disparaître woon ci jamono jële passé ci àjjuma jooju nga xam ni wax yu bari am nañ ci ni ngeen ko déggee ci ki nga xamante ne moo di lieutenant bi nga xam ne moo di Diassé bi doon wax sànq doon xamle ni li nga xam ne moom moo nekkoon ci li ñu waxoon te ne enlèvement la maanaam koo xam dañ ko fëkk waaye loolu lépp moom wax na ne amul ne fëkk am na ci ndax nag loolu ak yàkkamti la wala déet wala ñàkk xam nu muy communiquer la wala lu ci mën di am waaye ki nga xamante ni mooy waajuru gone gi te moo di Mame Mactar Gueye Jamra ñu xam ko ci combat yu bari yoo xam ne ci côté jikko la jëm vertu ak lépp loo xam ne dafa jëm ci ñoŋal l'islam ak société bi ci doxalin kon nag loolu dañuy jéem a déglu kàddu yi Mame Mactar yi nga xamante ni ginnaaw bi nga xamante ni loolu am na muy kàddu yi mu yëkkati moom lieutenant boobu naka la ko Mame Mactar déggee ak yan réaction la ci am bu ko defee ñu door a ñëw ci li nga xam ne mooy sunu ay commentaire ci mbir moomu noonu nañu déglu kàddu yi Mame Mactar Gueye yooyu. waaw salaamaaleykum mbokk yi man Mame Mactar Gueye vice président ONG islamique Jamra maa bëggoon a weccoog yéen kàddu yu gàtt ginnaaw jëyër ji nga xam ne dégg naa le chargé des relations publiques de la police mu tudd lieutenant Diassé Dioum wax ba fu ne nii nit ak ma fay oo ci àdduna li dal suma doom dal ma mën na dal n'importe quel père ou mère de famille bu ko defee comme que dañu ne dans un état de droit boo xam ne nul n'a le droit de se faire justice soi-même ma def la nga xam ne ku mënoon nekk ci sama place itam loolu ngay def c'est-à-dire dem ci yoon saisir naa le patron du commissariat central de Dakar mu di le commissaire El Hadji Cheikh Dramé mu boole ma ak ki topp ci moom mu di le commissaire Bara Sankhale patron de la sûreté urbaine ce dernier boole ma avec l'inspecteur yàgg comme que bi ma alerté presse bi alerté njaboot gi alerté police yàlla dogal na xale bi feeñal nañ ko fii ci booru mausolée Seydina Limamou il est normal que ñu téye ko fii di ko entendre pour xam ce qui s'est réellement passé waaw inspecteur Yade qui est chargé du dossier mu ngi nekk en cours d'audition ak xale bi te xale bi déjà dafa xaw a mel ni sax ku lucidul joxe na 50 versions ak lu topp dama doon def jóg yi nga dama fanaan sama benn kër xalit ak dama doon dem feek dem faa ñu ngi koy auditionné une petite fille de rien du tout à peine 18 ans paree bu ñu mu ngay tiit di lappi-lappi ndax mosul dugg police waaye yow ci chargé des relations publiques de la police doo ànd ak sa sago ba xam résultat audition bi lu muy joxe au lieu de ça le lieutenant Diassé Dioum avec une précipitation suspecte dem ci rajo yi yàq sama der yàq deru xale bi yàq deru famille bi naan y a pas eu d'enlèvement fan la déggee enlèvement sama plainte ngi nii ci commissaire Bara Sankhale y a le plus petit mot enlèvement dama ne ma fille a disparu mu ne y a pas eu d'enlèvement xale bi dafa demoon fanaan ci benn auberge ak faram avec une précipitation qui frise la haine lieutenant boobu nag amel na ma àq ba fi àq mën a yem pour un dossier qui était en cours de traitement te pareegul
ndax xale bi affaire bi metti na ko ba mu yëgee ne lii la waa ji wax mu ngay jooy nee na dee sax. Je prends à témoin toute l'opinion publique et internationale que lu mënti dal sama doom le lieutenant Ndiassé Dioum, chargé des relations publiques de la police, il en portera la responsabilité morale devant Dieu et devant les hommes ndax blessé na sama doom traumatisé na ko à vie parce que ëllëg elle doit fonder une famille comme tout le monde mu taxaw tey ci rajo yi moom le chargé des relations publiques avec la police dal di ne kii dara dalu ko dégg nga dafa fanaan ci benn auberge ak faram tooñ na ma ba fu tooñ yàlla yam dem naa nag léegi ci kilifaam le commissaire Bara Sankaré boole naa ko waaw léegi ñoom ñu ngi seet nu ñu koy gérer à l'interne waaye tooñ nañu un dossier ñu ngi koy entendre te xale bi xelam stable jóg yàkkamti dem yàq suñu der ci rajo yi il en portera l'entière responsabilité lu ci mënti am wax naa ko autorités yi nag léegi yéen opinion bi yéen a ma dese woon wax naa leen ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. kon ñoo ko àndandoo dégg li nga xam ne moo di kaddu yi jóge ci lieutenant Ndiassé Dioum ak yi nga xam ne moo jóge aussi ci concerné bi te moo di Mame Makhtar Gueye li nga xamante ni saa su nekk mu ngi nekk ci combat yi nga xamante ni moo jëm ci soxal wàllu jikko yi ak yàqu-yàqu yi wala mbon yi nga xam ne mooy xew mu nekk combat boo xam ne it yàgg na ci di yëngu mu mel ni moom li muy déplorer itam jar na xalaat jar na bàyyi xel ndax lan moo war a tax police ci benn cas bu mel ni ki nga xam ne moom moo yor relation bi ci li nga xam ne moo di ci biti yàkkamti di yëkkati ay kàddu di ko jëmee ci li nga xamante ne moo di cas bi te jamono jooju li nga xam ne moo di enquête yi pareegul boucleeguñ ko ba mën a wax exactement conclure li nga xamante ni moom moo nekk li am dëgg-dëgg lan moo tax ndax dañuy jàpp ne xeen bi mu wax moom Mame Makhtar Gueye lañuy dëggal wala dañuy jàpp ne aussi précipitation moo am ci communication police boo xam ne waras na ko xalaat waaye lu ci mën di am mooy sortie bi moom mënul nekk loo xamante ni danañ ko rafetlu ci génn gi mu génn wax ci rajo yi directement wax ñi nga xamante ni noonu la waxee aussi beneen bi ci topp itam mooy li mu wax ci enlèvement te li Mame Makhtar xam la itam ne li nga xam ne moo di plainte am defu ci lenn loo xamante ne luy nuru enlèvement la bu fekkente noonu la demee it kon lan mu war a tax moom mu am intérêt wu wax li nga xamante ni moo jëm ci enlèvement te enlèvement nekkul ci li nga xamante moo di plainte bi ndax ñàkk xam li nekk ci plainte bi la ba pare yàkkamtee wax wala xam li nekk ci plainte bi ba pare bëgg a informer mal li nga xamante ni moom moo di population bi donc lu ci mën di am gis nañ ne daal mën nañoo xoolaat bu baax ci ne li nga xam ne moo jëm ci wàllum nuñ koy tuddeeti wàllum précipitation am na ci li nga xamante ni mooy wàllum communiqué wu police bi beneen bi ci topp nag mooy damay wax ni fan yi nga xamante ni ñu ngi ko génn yëpp daanaka Mame Makhtar da ngay gis ne ñu bari ñu ngi koy attaqué ci wax ne bisam dina ñëw wala li nga xamante ne mu ngi koy def gëmu ko wala xeet yu mel noonu muy combat yoo xamante ni nag bari na ñoo xam ne ci population bi arrangé wu leen ndax li wolof di faral di wax naan ku aj moo gën a bañ ku séentu ci kaw soo ajee dara ci kaw ku séentu rek da nga yaakaar ne li nga aj la bëgg a xool am na ñi itam nuñ koy waxee ci wolof ci ne ku denc rondal day bañ ku yurndu ndax day yaakaar ne itam li mu denc rondal gi loolu nga bëgg a gis arab di wax ni man istaxada annahu muznibun man zanna annahu man yaarifu annahu muznibun yaxtaqidu anal jami yatahaddasuna an képp ko ñi nga xamante ne dañoo def njombe buñ gisee ñaar ñu taxaw sax dañu yaakaar ne ci loolu la ñu wax képp koo xam ne def nga njombe da ngay yaakaar ne nit ñi ci njombe kooku la ñuy waxtaan ba tax na kon Mame Makhtar fan yi dañuy gis ne daanaka sortie yi génn yëpp ci ndaw soosu nga xam ne moo bind scénario maîtresse d'un homme marié ci benn commentaire bu mu defoon sur Facebook ak ki nga xamante ni moo di Rangou Gère bi nga xamante ni fan yooyu yëpp doon na wax di jëmale ci Mame Makhtar Gueye ak li nga xamante ni mooy nekk communiqué police bi ak doom ji
da ngay gis ne mel na ni daal dañoo bëgg fexe rek wan askan wi ne leen ki nga xamante ni moo di Mame Makhtar li muy défendre am na këram wala li muy défendre gëmu ko wala xeet yu mel noonu. beneen bi si topp mooy ñu xam ni yar dafa nekk loo xamante ni nit ki nekkul ne par force bu yaree doomam day yaru donc da koy mettre rek dans des conditions yoo xamante ni dana ko permettre mu yaru dana ko fàttali bu fekkente ne jar na ko dana ko jubbante bu fekkente ne jar na ko orienté ko bu fekkente ne jar na ko yooyu yëpp nag mën nga ko tegal nit ki ba pare mu échappé même bu fekkonte ne doomam ji nga xamante ni moom la ñu wax ne dafa disparaître su fekkonte ne dafa disparaître parce que daf ko tay daf ko neex daf ko teg ci bakkanu boppam dafa ànd ak faram comme ni ñu ko waxee lépp lu ci mën di am loolu sore na ak combat yi nga xamante ni moom la Mame Makhtar Gueye di xeex parce que bu fekkente ne noonu la demee combat bi doomam jooj day dugg ci biir combat bi parce que combat la boo xamante ne Sénégal yëpp la yitteel waaye askan yëpp la yitteel mooy lépp loo xam ne nekkul jikko yu rafet lépp loo xamante ne dëppawul ak suñuy aada ak suñuy cosaan yu rafet loolu la Mame Makhtar Gueye di xeex mais nekkul ne dafay xeex pour intérêt wu boppam ndax su ngeen fàttali ko Mame Makhtar ba muy tàmbali lii jeune la woon ca Latif Gueye ak mel noonu ba agsi ci li nga xamante ni moo di seen ONG bi di Jamra ba mu tàmbalee ci journal ba muy agsi ci foofu journal ba daan bind di wax yu am solo tey ñu àggoon ba def li nga xamante ni moo di ONG di Jamra ñu yàgg ko gis mu xeex ci ay baar yoo xamante ni doon na am ci ay koñ yoo xam ne nam fa nekkee légalut jaaduwut fa mu nekk mu di ca xeex ba loolu dafa jóge ñu doon jaay seen bopp ci ay roq mu di ca xeex ba loolu di ca jóge waaye itam ay chaîne bi di Canal Plus yoo xam ne doon na ko dawal mu di ca xeex ba loolu jóg ci donc yooyu yëpp ay combat la yu noble yoo xamante ni mu ngi ko doon mën ci biir askan wi ci biir réew mi ginnaaw nag commencé na laal ñoo xamante ni fa mu laal arrangé wu leen te moo di ñi nga xam ne moo di góor jigéen ñeek LGBT yi ak ñi nga xamante ni ñooy ñi bëgg a fés ci di ko jaare ci seen yaram di futti seen yaram ngir fés wala ngir am xaalis wala xeet yu mel noonu moom muy xeex combat yu mel noonu dañuy xam ne kon du arrangé ñi nga xamante ne ñoo féete ci wet googu ba tax na kon encore une fois ñu jàpp ne li nga xamante ni moo di doomi Mame Makhtar Gueye même bu fekkoonte ne encore une fois li ñu koy waxal dëgg la jotewul dara ak combat yi muy mëne parce que doomam la yónnente yi nga xamante ne ñoom la yàlla yónne woon pour ñu jàllale message am nañ ay jabar yu leen déggalul am nañ ay doom yu leen déggalul Noox am na doom ju ko déggalul Loot am na jabar ju ko déggalut Noox am na jabar ju ko déggalut donc kon nekk ci sa biir ron lal nekk ci sa biir li nga xamante ne moo di njaboot teewul combat yi ngay mëne te di ko mëneel l'islam di ko mëneel yàlla subhanahu wa taala di ko mëneel yonente bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg sa doom ci boppam moo koy njëkk a teggi waaye bu boobaa nañu jàpp ne combat bi loolu yàqu parce que ba nga xamante ne amoon na ci jamono yonente boobu may wax mi Noox yàlla daf ne ko kii bu ko considéré sa doom boole ko ci ñi nga xamante ne ñoom ngay xeexal ci biir combat bi ñooñ nga koy boole waaye nekkul sa doom boo xamante ni da nga koy jéem a défendre wala quoi que ce soit léegi nag mbir mi dafa mel ni dañuy jàpp ne nit ki ci boppam combat bu muy def di ko mëne rek su fekkente ne arrangé wut ñenn ñi dañ jéem a wut ay mbir yoo xamante ne dañ koy collé ak personnalité am collé ko ak jëfam collé ko ak mbiram ba nga xamante ni dana am jafe-jafe ci boppam ngir loolu noonu nga xamante ni moom lay def loolu nag ba tax na ñu bàyyiwaat ci xel bu baax ci nekkat mbir mi nekkul mbir moo xamante ni dañ koy def noonu di ci lor doomu aadama wala xeet yu mel noonu waaye Mame Makhtar Gueye ku baax la koo xamante ne ku jar a bàyyi xel la di leen jox dig daje ci seen beneen numéro wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jaa ngeen jëf ci déglu bi